bu ko kenn wax président nit ñi conscient nañ ci ni kenn du dee ñaari yoon te am na foo xam ni ci toroxtaange ak fitna boo fa yóbboo askan wi na la wóor ni askan wi sa kaw lañ jëm ci la ñuy fippu te loolu kenn ñaanu ko ñun bu ñu sañoon da ngay am ndam ñun suñu sañoon da ngay am ndam ndax buñ fàtte ni ci 2000 injustice yow subir nga ko jaar nga ci injustice ñu jaay la doole man jàppoon naa ni yow yaay doon président bi gën a exemplaire ci Sénégal adduna sax jàppoon naa ko ndax lan ndax subir gi nga subir injustice ma jàppoon ni doo fekkee mukk fu ñu defee injustice mais tey injustice bi tey yow yaay ki ko jiite yow ñi ngay protéger ñëpp sa doom la sa soxna la say goro la ñooñu nga jël alal ji ñu paacoo ko séddale ko alali réew mi séddoo ko ba noppi ñi ngay protéger mooy ñi nga xam ne si ñoo naan la wii les béni wii mooy ñi bokk sa parti APR lay doon wala ñu nekk ci mouvance présidentielle bi mais président bu doon ñooñu rek da doo falu bari na tey ay nit ñoo xam ne tey ñi ngi taxaw ci xefi sénégalais yi maanaam ba ngay falu sax nekkuñu ci réew kon ay nit a engagé wu woon ngir xeex injustice ngir xeex ak boddi konte ngir xeex ak ndëngte ngir xeex ak njubadi tey jii njubadi googu dafa gën a yokk ci biir réew mi te apparemment dafa mel ni nit ñi waxuñu la ko waxuñu la dëgg loolu nag jot na nga xam ko ci ni yaay ki gën a war a bëgg jàmm ci biir réew mi yaay ki war a gën a bëgg ak dal ci biir réew mi ndax lan ñeewante goo war a ñeewante réew mi ñeewante goo war a ñeewante askan wi waaye tamit tontu goo xam ni yaa ngi ko war a tontu attente yi nga xam ne sénégalais yi amoon nañ ko ci yow ba defoon ay combat yu rëy ba ay bakkan rot ci dafa mel ni kon ni seeni bakkan rotoon nen la président yaa ngi sonal réew mi sonal nga askan te li may dégg Kaolack bu fekkente ni dëgg la na la xam ni booba bakkan bu fekkente ni xale ba faatu na na la wóor ni yaay ki ko rey na la wóor ni loolu yaay ki ko rey damay lay nettali benn xissa te lii nga déglu ko non pas ak sa xel kese sam xol waaye na nga ko déglu am xel man damay wax toujours te ku yàgg dégg sama kàddu dégg na ko ni man de xaw ma ku gën a maandu Seydina Omar xaw ma ko ku gën a maandu Seydina Omar man xaw ma ko Seydina Omar bi mu faatoo doomam ji ni wax Abdullahi ibnu Omar daf koo gis ci gént laaj ko sama baay ana noo def ak sa borom yëf yi masuuliya la responsabilité bu rëy la waaye yéen xamu leen ko ndax yaruñu leen ci diine jàngu leen ko yar ci diine nag ñi ñu yar ci diine chrétienté loolu lépp laay wax ñi ñu yar ci diine toujours dafa am lu ñuy sóor dafa am loo xam si danaan lii ndax ñeme naa ko ak ñemewu ma ko lii sañ naa ko ndax ak sañu ma ko daf ko laaj ni ko sama borom noo def yow sama baay noo def ak sa borom bi nga dajeeg moom mu ne ko ba ma dajeeg moom ba léegi maa ngi ci règlement de compte maa ngi ci xisaab mu ne ko ndax la mu ne ko jamono yi ma la nekkee àdduna te jiite leen yor seen kaddu dafa am benn pont boo xam ne dafa xawoon a màggat ràpp ñàkk defar ga ma ko ñàkk defar tax benn sàmm jaar ca ànd aku juram jur ga am ca benn boo xam ne daa gaañu benn jur googu nga xam ne dafa gaañu ca biir la ma doon sàmm muy troupeau boobu benn boobu moom la ma yàlla di xisaab te xisaab na ma ko 12 ans fukki at ak ñaar waa léegi man laajte sénégalais yi buñ dajee ñun ñëpp ñu jël suñu kàddu jox la jël suñu alal jox la fexe ba lépp loo xam da nga ko yittewoo mooy doo xëy mukk yow fi ne sa xel dem ci fan laay jëlee lu ma lekk ak lu ma naan ak dépense say jege ñaale sax duñ ko xalaat te sénégalais yi ñoo la teggil loolu kon nga war a delloo bor bi sëñ Abdoulaye daa waxoon Senghor ni ko sénégalais yi day gërëm nañ la waaye yaa leen war a gërëm buñ la gërëmee benn yoon wala nga gërëm yow buñ la gërëmee benn yoon war nga leen a gërëm ñett ba fukki yoon waaye yow war ngaa gërëm sénégalais yi te delloo leen njukkal tey li ëpp ci sénégalais yi li ñu nekkee ñoom fexe nañ ba teggil la ko yow amoo jafe-jafe yooyu boo woppee da nga faju sa jaboot bu woppee danañ faju say jegeñaale bu ñu woppee danañ faju te sénégalais yi fi mu nekk nii amuñu ko sénégalais yi bari na ci ñoo xam si danañ xëy journée bi la mu duñu lekk
yow amu problème mu lekk ak naan yàgg sa njaboot te pourtant sénégalais yi ci seen tur lañ la ko teggil jël seen alal ay fistin ak i dërëm lañ dajale di la ko jox. mu fekkoon keneen lañ koy jox sax naan la ko dañ lay dimbali ma ab sarax waaye yow nag buñ la koy jox dañ koy rafetal ndax yow da nga koo matale rafetal ko sa ci joxin wa ak nañ ko tuddee dañ koy rafetal bu dee keneen la ñu ni ko dañ lay dimbali mbaa dañ lay sarax. te du sa alal du alali keneen alali sénégalais yëpp la ñëpp maase ci yem ki am ak ki ñàkk nag ba ci soxna si jaay gerte caaf fi mu nekk nii ab dërëmam dana ci dem wala fistinam ku ci nay participer ñëpp a joxe. kon bu fekkente ni tey sénégalais bi feebar na dem faju jiwul bu loroo na nga xam ni yow yaay kii responsable président loolu yóbbaale ko te xamal ni da nga ko yóbbaale ci bàmmeel. su fekkee dafa am sénégalais bu xëy xiif lekkul na nga xam ni yaay responsable président loolu da nga ko layoo ak sa borom. na nga xam ni bu ab sénégalais jóge Ndakaaru di dem Fatick accidenté ci yoon wi moo xam dafa xoseeku moo xam da caa gaañu moo xam daa damm na nga xam ni yaay responsable bi président te da nga ko layoo ak sa borom. na nga xam ni sénégalais bi tey bu fekkente ni góorgóorlu na dem di bay te amul aw jiwu wala bu jiwee ba noppi akub coonaam amul fu mu ko jaayee wala jaay nañ ko ci li tuuti jox koy bon te jël alalam na nga xam ne loolu yaay responsabilité da nga ko layoog sa borom ëllëg président. na nga xam ne bu nit jaayee nit doole di ko wan ne ko man ci parti bi laa bokk wala ci mouvance présidentielle wala xam naa président itam ba jaay ko doole ñu téye ko wala ñu tëj ko na la wóor ni loolu yaa koy layoo ak sa borom ëllëg yow président. kon président yow li nga yanu dafa diis kon ñun lii ñuy wax mooy dañ laa bëgg a dimbali ci yan di woyof te bis boo dajeeg sa borom nga am ndimbal ñun loolu lañ la bëggal. ñun bokkuñu ci ñi nga xam ne dañ la noonu la noo def noonu la ak noo ko defee noonu la demewul noonu. Macky Sall delloo sil sam xel moomoo Sénégal jëndoo ko say waajur it xarewuñ ko ba jàpp nit ñi moom leen say moroomi gor ñoo daje jox la réew mi am yaakaar ci yow nga nekk ci di leen toroxal ak di leen. dafa am lu am solo lu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon ni ko man de aw ma daraja yi di wax yàlla mu yërëm mbindeef yi yaa maalikal mulki yaa man jallaan qawadin irham jamihal wara yaa hadiya narda waaye su ma amul daraja yi di wax ak yàlla mu yërëm mbindeef yi dana am fulla ju doy ni képp ku yërëm mbindeef yi ak di leen ñeewante ak di leen jàppale may wax ak yow ak di jëflante ak yow ku ko deful ma bañ a séq ak yow dara. waaye président ñun buñ sañoon nga am ndam ñun buñ sañoon da nga am ndam te it am ndam loolu mën naa nekk te il n'est jamais trop tard de bien faire man yaakaar naa ni mën ngaa wëlbatiku fi mu nekk nii jëflanteeg sénégalais yi ba ñu bëgg la jëflanteeg sénégalais yi ci yërmande ak ñeewante ak cofeel ba sénégalais yi xam ni féete nga leen fa nga leen war a féete. te duñ ma wax mukk ni ma xamoo ni xew ci réew mi déedéet yow yaay la personne la mieux informée dans ce pays là à travers fi mu ne say services de renseignement kon sénégalais yi li ñuy dund xam nga ko waaye ni ngay lijjantee ba sa doom balaa xiif dana lekk balaa mar dana naan waxtu wu ci nekk sax sécurité am na ñu ko jël sénégalais yi gàddul leen ko fi mu ne nu ko raw nga war a taxawoo sénégalais yi ndax foofu la yàlla teg fi mu nekk de. waaye ku yàlla jiital ci ñëpp mu war a tëddee nday ji seex ba noppi ngay parparloo ak di jiital say doom ci mbëggeel ak cofeel ak jàppale leen ak say goro ak say rakk ak say jegeñaale ak sa waa parti c'est parce que mérité woo liñ la jox mérité woo ko. sama wax ji nag ak laay biir dong la réew mi dañ ko maase bokk en tant que citoyen ñun ñëpp a ci am ay xalaat en tant que ay jullit nag suñu responsabilité la ñuy jël ndax l'islam bi kenn moomu ko. diine l'islam ji ñu bokk nekk moom kenn ko moomul looloo waral buñ ci gisee loo xam ni si jàpp nañ ni du noonu dañ naan du noonu te lii wa tax ñu jàpp ni du noonu waaye bu ñu sañoon day yàlla xam na ni da nga am ndam bu ñu sañoon da nga am ndam lu rëy rëy lu kawe lool waaye jaaroo ci tànki ko am ndam nii ngay fawe réew mi nii ngay fawe askan wi ci boppam moo war a dàkk delsiwaatal indi sam xel te delsiwaat ginnaaw te xam ne yàllaa ngi lay gis de yàllaa ngi lay gis te cant gi ma la doon wax ni ameel nga ko yàlla cant googu war nga koo delloo ci yërëm nit ñi mu la booleel ak mbindeef yi jël alal réew mi séddale kenn ñaar ñett pour lan
tey li ëpp ci askan wi fi nekk ni ñoo ngi ci ay coono li ëpp ci askan wi ñoo ngi ci guuta ñoo ngi ci ay xat-xat te kenn tegu leen ko ku dul yow bu ma kenn wax ni yàlla leen ko teg yow yaa leen ko teg yow président Macky Sall ci ay décisions yoo xam ne si c'est contestable ay décisions yoo xam ne ça ne se comprend même pas ñu bari dañuy wax ni pilotage à vue la waaye man waxuma ko ak tayeef la kon delsil police bi nag ak gendarmerie aussi jël leen seen i responsabilité ba mat sëkk na ngeen xam ni askan wi seen i ndey ak seen i bàyyi seen i rakk ak seen i mag doo nga fi nekk kon xam leen bu baax li ngeen di jëflante te li ma wax it valable na ci yéen aussi ni lu ngeen ci waay def na xam ni yàlla mi ngi koy gis te askan wi duñ ko seetaan ndax dee moom benn yoon lees koy defee dees ko def ñaar yoon. asalaamaaleykum wa rahmatullah. yenn saa yi dañuy bëgg a fàttali suñu bopp rek ne dañoo bokk ci réew mu tudd Sénégal te ñun ñëpp ñu bokk ko ñun ñëpp ñu am ci wàll. te ñun ñëpp ñu am ci aussi responsabilité comme ni may wax sama xarit yu baax yi toujours saa boo gisee ku def lu baax ci Sénégal rek nga war koo jaajëfal parce que Sénégal tool bu mag la te ku nekk daf ci war a béy waaram et je vais vous dire mënuloo koo xam bu fekkee nekkuloo ci même terrain boobu ak jeunes yooyu di béy wala di xeex y a des braves Sénégalais y a des Sénégalais qui sont extraordinaires wallahi lazim y a des Sénégalais qui sont extraordinaires mais ñu bari dañ may laaj damay dajeeg ay doomu aadama toujours les questions sont les mêmes Ousmane Tounkara lu tax nga détesté Macky Sall Ousmane Tounkara lu tax nga détesté Macky Sall ma ne leen je ne déteste pas Macky Sall je déteste le président de la République du Sénégal parce que un président qu'on a confié notre pays pour s'occuper de nos populations tey Sénégal amul benn plateau médical boo xam ne dafa ànd ak norme boo xam ne doomu aadama mën na ci dem faju xam nga notre gouvernement n'est pas incompétent je vais dire ça aux Sénégalais il faut Sénégalais yi ngeen am loo leen comprendre ci suñu gouvernement ils ne sont pas incompétents ils sont lâches xam nga nit mën naa bon nit ñàkku la man mais mu bon ñun suñu gouvernement ñàkku la man dafa bon parce que seetlul dara boo attaqué Macky Sall ak noo mën a toll ak sa maqaama nu mu mën a toll ils vont sortir pour le défendre à tout prix ils vont sortir pour défendre Macky Sall donc loolu daf lay won ne que ils sont compétents xam nañu exactement li ñuy def mais on a un grand problème chez nous on est dirigé par des délinquants ay nit lañu yoo xam ne ragaluñu yàlla doomu aadama la yoo xam ne ragaluñu yàlla xamuñu ñooñu gëmuñu sax ne xam nga wallahi billahi je vais vous dire une chose gis nga sa doom bu am 3 ans jël leen exemple bi may wax sa doom bi ràññee àddina bu amee 5 ans sax 5 ans rek te mën a ràññee ay wax jël ko nga taaj ko nga waar ko ci affaire yàlla nga waar ko ci affaire bàmmeel mais gis nga balaa ngay pare day xulli bët yi ba bët yi toll nii ba mu jooy soo moytuwul parce que dafay ragal tellement que boo xalaatee man-manu yàlla boo xalaatee kéemaanu yàlla boo xalaatee bàmmeel boo ci duggee ni mu xatee ak ni mu wéetee ak yàlla buy digle doomu aadama boo xam ne ci ñaawteef nga dëkk wallahi billahi tallahi lazim di nga xalaataat booy def lu ñaaw comme ça booy def lu ñaaw di nga toog nga xalaataat ñaari yoon ñun de ñi nga xam ne passé nañu moitié vie ñuy dem ba ñu xam ne léegi dee la ñu gën a jege dund wallahi da ngay toog à un moment donné ngay xalaat yow mal xiyaam yi fa war a xew ngay xalaat yàlla bu la waree atte ngay xalaat wallahi problème mu àdduna bi ngay xalaat di xalaat tu viens à un moment donné da ngay stressé doomu aadama bi da ngay stressé sa cerveau bi dafay fees nga commencé stressé parce que tout simplement da ngay xalaat man yàlla lii yëpp bu ma waree toog ak lii laa waxoon ak lii laa defoon ak lii laa ameeloon diw wala lii laa jëflante woon ak diw lii yàlla bu ma ko waree atte bu ma ko baalul naka laa war a def ak borom boobu yow nga nekk à la tête d'un pays ñu dénk la lépp jox la alalu réew mi lépp ngay yaataa yombe di def du n'importe quoi xalaatuloo doomu sénégalais yi dee ci misère tey boo demee ci hôpitaux Sénégal yi li lay njëkk a rey mooy nga dem toilette boo demee toilette Sénégal boo demee ci hôpitaux Sénégal nga ne yow da ngay dem toilette li lay njëkk feebar déjà mooy nga ubbi toilette bi xool déjà
toilette bi rek niñ ko bindee wallahi boo ko xoolee bu la yàlla dimbaliwul sa feebar sa maladie ci toilette ba lay jóge c'est ce qui est extraordinaire ñun dañu toog yor benn Sénégal boo xam ne tey boo xoolee nga xool suñu plateau médical yi yëpp dem leen ngeen xool hôpitaux Sénégal yi ngeen compter Dantec principal hôpital bii hôpital bële ngeen compter hôpitaux Sénégal yi da ngay toog à un moment donné da ngay ne mais yow ndax ñun rabu àll gis nga tey boo demee ci vétérinaire hôpitaux vétérinaires yi maanaam fi ñuy fajee rab yi ci yeneen réew yi fi ñuy fajee rabu àll yi amin rab yi maanaam mala yi les animaux fi ñu leen di fajee wallahi moom moo gën a avancé fi ñuy fajee doomu aadama yi Sénégal mais la raison li gën a waral loolu li gën a defe naa soxal loolu sax yéen war ngeen koo xoolal seen bopp seen njiitu réew yi bu ñu feebaree du ñu faju ci biir dëkk bi njiitu réew pas njiitu réew yi sax mais vos hommes politiques Sénégal un simple député bu feebaree Sénégal day jël avion dem France wala dem Maroc sax wala dem Algérie wala génn dem dëkk bi dem n'importe où sauf le Sénégal wala dem Tunisie wala dem Amérique fépp ci àdduna bi mën nañ koo fajoo fu dul Sénégal yéen ngeen toog ngeen mën a toog ci ay plateau télé ngeen ne da ngeen di défendre réew moom c'est extraordinaire xam nga li gën a waral suñu waxtaan bi tey justice sénégalaise ndeysaan je vais dire bu may ne justice yàlla dafa def y a des milliers de fils du Sénégal qui sont dans les prisons du Sénégal tey ay junni doomu aadama ñoo nekk ci kasu Sénégal yi tey mais dafa am kenn ku ci gën a fës bu ma nee gën a fës c'est pas que ñeneen ñi fësuñu mais bu ma nee gën a fës c'est parce que dafa am loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko xamandoo te ñu gis ko te ñu gis ñaawteef bi ci Macky Sall def te ñu gis ñaawteef bi ci justice sénégalaise def démb dafa am émission ay frères ñoo ma ko yónnee émission balance du 15 décembre 2020 avec nee nañu monsieur Ousseynou Fall et maître Ousseynou Fall maître El Hadj Diouf ak keneen xawma je me demande toujours la question pourquoi El Hadj Diouf est nommé maître waaye loolu dinañ ci yegg dama bëgg ma tegal leen émission boobule ñu ñëw ba voilà dama leen di tegal émission boobu ngeen baal ma ok I gotta go here baal leen ma ñu ñëw ci émission bi ah 240 240 waaw dama jéggal leen ma tuuti rek affaire bi takk voilà mi ngi nii bismillah te ñëpp xam nañu ne mbiru Cheikh Mbacké Gadiaga mooy li mu wax rek tappale voilà ak ay fen comme ni ko avocat bi waxee moo ko lal parce que tout simplement am na problème ak Momy Kébé doomu Juga Kébé moom tamit mu nekk victime si passé carcéral parce que rek jaar na prison jaaraat prison mbir ñëw de tegu ci kawam rek ñu ne moom la ñu jël ko yóbbu ko prison ci façon boo xam ne dafa injuste violer règlement numéro 5 bu UEMOA bi ñuy exiger la présence de l'avocat dès les premières heures de l'arrestation kooku dañu koy violer ci commissariat yi ak ci poste de police yëpp Cheikh Mbacké Gadiaga dossier warul mën a def 4 mois chambre d'accusation juge bi ne ba léegi mën a bu si statuer mën a bu si joxe benn décision dossier bi ñëwagul si jóg loolu ay tappale la si dëkk boo xam ne dañ ne état de droit la dëkk boo xam ne dañ ne dëkku démocratie la dëkk lañ ne boo xam ne dañ ne magistrat yi gën a ngadd Sénégal lañ ne ponkalu avocat yi mel ni maître El Hadj Diouf Sénégal lañ ne ñu téye ay détenus de façon arbitraire dans les prisons te moom foofu laa koy interpeller en tant que vraiment ñi di défendre ñi néew doole maa ngi la koy ñaan pour des raisons humanitaires am nga kàddu respecté nañu la
te gis nañ combat bi ngay mëne pour les pauvres les vulnérables détenus yi xam nañ ne dañ lay invité balance nee nañ boo ñëwee moo wax leen ko muy appelant yi longue détention ak jafe-jafe yu métti yi nga xam ne ñu ngi koy dund dans les prisons alors que administration pénitentiaire def nañu ay efforts yu rëy pour alléger la souffrance des détenus malgré tous ces efforts consentis dafa mel ni defuñu dara parce que chaque jour ñu ngi place sous mandat de dépôt chaque jour ñu ngi place sous mandat de dépôt chaque jour ñu ngi place. d'accord Ibrahima ma benn question avant ñu continuer Khadija. may ñëw yow ci dossier bi nga xamante ni mooy Assane Diouf parce que internet bi ñu ngi posé la question lan moo tax maître El Hadji Diouf Assane Diouf. man nag du ma wàcc di ko lekk Assane Diouf. du ma wàcc di ko lekk un avocat. mais bëgg naa Sénégal yëpp déglu li may wax bi mu jógee Amérique fekk dafa bi mu nekk Amérique mu ne moom man la gëm ndax bu jëloon réew mi moom El Hadji lay jëm justice mu réglé Sénégal xam nga loolu foog na la ma toog léegi ñu ko dugg ci avion dafa indi Sénégal ma dem aéroport teeru ji ko it dama semé dama nax ba génn ko foofu sax ma gis ko ci xaruñu policiers yi ba ma déggee ni dem na dig yëgal ma ko ma dem di ñafe ba ñu bàyyi ko li complètement ma jël sama oto jëlee ko dig guddi ay 3 heures du matin yóbbu ko kër yaayam Géejawaay bu gis yaayam agoon ay at gisu ko gis doomam ñu jooyoon na mante ko comme temps yooyu mu doon accusé ay Serigne Béthio ay Modou Kara bàyyi kenn ñëpp ni kii bu ñëwee Sénégal dañ koy rey ma jël ko jël ay risques yóbbu sama kër Almadi parce que Almadi dafa xëy ñaari weer mu dëkk ak man ma génne sama doom dugal ko néegam 2e étage di ko jox añ reer ndékki ak yére ba tabaski ma jox ko yére tabaski mu ànd ak Abdoulaye Wade ak Serigne Assane Mbacké jox ko basin jox ko barakis jox ko tout yore ko yërëm ko di ko jàppale bala jox ko Assane génn fekk li ma koy defar yëpp neexul ji nga xam ne ñoom pour ñoom su ma xaritoo Macky Sall mu ngeen di bëgg a rey te Macky Sall man boo ko roog transhumance yi ñun dañoo dem 2012 man dama nekkoon ministre ci Abdoulaye Wade 2011 l'homme du 23 juin El Hadji Diouf jam yoo propre camp Abdoulaye Wade bàyyi Abdoulaye Wade à partir du 23 juin rejoindre opposition bi bañ daane Abdoulaye Wade man ak Macky Sall Assane Diouf dina tax ma bàyyi Macky Sall man dama ko jar 2019 nekk ma woteel Macky Sall rek gars yi affaire bi yooyu dafa noonu parce que pour ñoom affaire noonu la man politique aw ma noonu fàtte na ni ma ko defaloon yëpp mu taxaw di ma classe di ma saaga toujours waaye naan avocat boobu nga xam dafa jaay ngoro ba nangam dem ci benn man dama transhumé man gaa ci yàlla man kay may benn nit boo xam ne Sénégal wala leen ma ci ñaar ku mën a nekk premier ministre gouvernement yëpp nekkul ministre di wax dëgg ba ñu génn ko ci gouvernement ba nekkoon di wax dëgg ba mu jógee assemblée nationale mu janloo gouvernement bi àndal ba ko ànd ak nekk ci pouvoir di wax dëgg ba mu jógee ba ko ndax jalgati ñëw ànd ak Macky Sall 2012 di ko wax dëgg comme sentinelle bay foog ne man opposant la xëy na Assane Diouf sax foog ne man opposant la ndax ki aime bien châtie bien man Macky Sall maa gën a tàng ci moom te ñoo ànd man beneen bokk yaakaar laa bokk ba tey mais ba mu génnee Assane Diouf wala que seet si ba tey lu ma am lu may ay xaste la am ci moom bu ñu ko jàppaatee su ma ko dal man danaa taxaw ku fecc coloré ku war nit ren ba déer mu jig la dañ la ko jiñ bi yow ku la yóbbu këram añ reer ndekki caleçon sous-vêtement jean t-shirt chemise bassin dëkkal la néegam climatiseur tout añ reer ndekki pendant des mois ndax yërëm la taxaw dig bañ libéré la ñu jàppaat ko bi ñu ko jàppaatee man defam dara ko encore parce que ñu ko jigéen bàyyi ko jàppaat ko encore nag bàyyi saaga yi bul di saaga mu toog sama kër def ay live mu di ko aaye di ko jéem a comprendre di ko nëpp dëppal mais kooku mën na génne prison saway topp dof boobu ñuy wax Tunkara nekk États-Unis di ko attaqué di ma def ko dara ndax woo nee na woo réewul ak Macky Sall ñoom ñoo man est-ce que Assane Diouf mën na ma wax fan la war a jaar man Macky Sall loolu la boobu la ñu commencé saaga ak moom Tunkara boobu kooku nekk bëgg la tudd turam saaga de ay saaga de Youssou Ndour moom dafa dof mu peinture la
xamul kii gi ku nekk day sa yàq sa der yàq dof yooyu Assane Diouf ma leen a dugg ba tax mu def ma noonu bu ñu génnee kaso ma la war a njëkk seet si ñu ma jërëjëf seen famille xam ne li ma daj ci moom maa ngi nuyu sœur bi di nuyu yaayam frère am grand frère am ay doomam ñëpp ma miinoon ndax dama demoon ba bu dëkk sa kër kay bu ñu ko soxlaa sama kër la ñu ñëw kooku war na ko Ousmane Tounkara dama saaga da ànd ak ñoom ñëpp buñu bañee Macky Sall maa ànd ak Macky Sall ñu ñëw moom te moom laa newoon 2012 ñu naan transhumant la waa ji ndox bi la kii xam jàkkee toog la Amérique ba jàpp tëj ko ay yoon Amérique ba ni salte bon la billahi wallahi taalaahi jàkkee drogue la prison la dëkk États-Unis kii moomay saaga naan day jox leçon Sénégalais yi Youssou Ndour bi yóbbu ay entreprise def ci ay Sénégalais di ko saaga lu ne mu yegg ko waaw jërëjëf. ok Assane Diouf dañ moom di wax xaaral Ibrahima may ma Khadija. mais maître li nga xamante ne mi ngi xaw a lëndëm suñu bopp mooy vu que yéen a ngi daan nekk nga ko daan défendre di ko défendre fu nekk ci àddina bi tey bu demee moom ba def direct di def ay traces di la sànni ay traces te yow tuddul tur est-ce que yow amoo woon droit ji sa téléphone woo ko laaj ko ba xam yow li muy wax yow yaa ko moom wala keneen moo ko moom. man mii Bour Saloum man sama deret ji ku ma teral dëkkal ko solal ko mu génn di ma cash ma di ko woo di ko laaj xanaa man doomu la xanaa man tàkkoo bu jur fayu ma bor bi fayal naa ba xoroma mu topp ci Assane Diouf mooy kan xanaa maa tax di ko tudd bi ñëwee fii maa ko may doole maa leen dëgg rek conférence de presse laa def bu aéroport voilà donc gars yi voilà dama coroxaan maa ngi leen di jéggalu man xam naa ne Ousmane Tounkara moom xaw ma woon ne dof bu ñu peinture la te xaw ma woon aussi ci ay drogue lay dund je ne savais pas xaw ma woon dëkk bu xarañ bu mel ni Amérique man nga fee def fanweeri at di jaay drogue te ngay xeex ak président de la République du Sénégal te duñ la mënal dara je vais vous dire une chose dafa am loo xam ne dafa important El Hadj Diouf c'est pas un étranger chez moi loolu laay bëgg a waxal sénégalais yi toujours xam nga wax ak gan boo xam ne xamuloo ko daf la sori yomb na maanaam da ngay wax ak gan boo xam ne daf la sori mais El Hadj Diouf c'est pas le cas El Hadj Diouf c'est un cousin de la famille bu ma nee cousin de la famille man famille bi ma may jabar moo mayoon El Hadj Diouf jabar El Hadj Diouf c'est un cousin de la famille fi ñu ma mayee jabar lañ ma mayee jabar heureusement pour moi j'ai toujours ma femme 20 ans après El Hadj Diouf yaakaaruma jàpp na jabar 3 ans je le connais El Hadj Diouf te ba tey jii may wax ak yéen jigéen bi muy sëyal ndeysaan c'est la femme de son cousin extraordinaire loolu dem leen ngeen vérifier ko c'est des informations publiques dem leen ngeen xool seetu El Hadj Diouf bi muy sëyal jabaru Souleymane Ndéné Ndiaye la woon dem leen ngeen xool Souleymane Ndéné Ndiaye li mu bokk ak El Hadj Diouf El Hadj Diouf mooy ce Sénégalais que ndeysaan un jeune Sénégalais boo xam ne dafa am fukki at ak ñaar benn tubaab adopté ko vraiment jël héritage am yëpp bindal ko mu tolloog 100 millions de francs El Hadj Diouf jël xaalis boobu tappale ko tey tëdd ci lekk xaalisu un orphelin maanaam doomu sénégalais boo xam ne dañ ko jox alalu ndono mu tëdd ci donc nit kooku buy wax pour man c'est normal parce que amul plateau bu mu waxee plateau télé yi ñoom ñoo ñu yëpp xam nga plateau yi ñoom ndeysaan ñoom ils ne comprennent pas vous ne comprenez pas parce que au moins bu El Hadj Diouf amee kaddu sax di ko génnee tey plateau télé yooyu yoo tax ñoom ñooy taal télé yi jël El Hadj Diouf taaj ko ci biir pour ne ko waxal léegi ñoom ndeysaan ñu def ko comédien mais je vais vous dire une chose quand j'ai fait mes enquêtes El Hadj Diouf faisait partie du plan de Assane Diouf mais heureusement pour Assane Diouf il s'est réveillé tôt gis nga Assane Diouf ki ko boole Amérique commencé ko ci Babacar Diagne këyit bi ndeysaan mu jaar ci suñu consul
dem ci El Hadj Diouf xaw ma nag lu ci responsabilité consul wax dëgg yàlla nit ku ne booy wax da ngay wax ak sa te yàlla rek tax mais xam naa ne Babacar Diagne boole bi ci moom la jóge maanaam ñi boole Assane Diouf fenal ko ne terroriste la ci Babacar Diagne la jóge il faut savoir une chose ok Babacar Diagne El Hadj Diouf ak suñu consul c'est une famille la de waxuma la sax côté Macky Sall c'est une famille donc El Hadj Diouf faisait partie du plan qui a fait déporter Assane Diouf bi ñu jëlee Assane Diouf Amérique ils ont trouvé que cette personne kii dafa wuute ak doomu aadama yi nga xam ne ñoom la ñu daan voilà Salima waaw exactement rakkam bu mbokkal benn ndey El Hadj Diouf bi ñu jëlee Assane Diouf Amérique il faisait partie du plan pour le faire taire plan bi nga xam ne moom moo waroon noppiloo Assane Diouf El Hadj Diouf ci plan boobu la bokkoon donc bi Assane Diouf jógee Amérique rek ndeysaan mu dem jëli ko aéroport comme ni mu ko waxee loolu yëpp dëgg la mu dem dig topp jël ko daf ko indi këram pour tënk ko maanaam pour noppiloo ko yoru ko woon këram gratuitement ça moom je vous garantis que man le petit pauvre vendeur de drogue man waxuma la sénégalais yi li ñu dajale de sénégalais yi dajale nañu xaalis bu dul jeex partout dans la diaspora Assane Diouf avait son propre argent aussi mais xam nga nit bu nekkee ci jafe-jafe sympathisants yi ñun ñëpp ku nekk da ngay génnee dara bëgg a dimbali ku nekk da ngay cotiser tout le monde les sénégalais ont cotisé partout de la France xam naa fa ñu bari des États-Unis et partout dans le monde sénégalais yi ku nekk ndeysaan en solidarité ñu cotiser ñu jël xaalis boobu yóbbante ko El Hadj Diouf moi à ma personne loo xam ne du xaalis bu benn doomu aadama cotiser moi j'ai à ma personne man jox naa El Hadj Diouf $5,000 américains te yor naa reçu j'ai le reçu j'ai donné $5,000 américains équivalent sur 3 millions de francs CFA defe naa bu ñu juumul El Hadj Diouf nee na yor na Assane Diouf këram 2 mois donc 2 mois amul benn appartement boo xam ne tey ci Sénégal di nga fa fay 3 millions de francs CFA ci benn néeg n'est-ce pas donc defe naa loolu moom sénégalais yi nañ ko jël ñu leeral ko loolu moom passé nañu côté boobu mais dafa am loo xam ne je pense que les sénégalais doivent bien faire attention quand il s'agit de ces imbéciles comme yu mel ni El Hadj Diouf parce que gis nga nit kenn terewu ko mu défendre doomu aadama comme tey kenn terewul El Hadj Diouf mu défendre Macky Sall mais booy défendre Macky Sall te ay nit yu yeewu ngay waxal da nga koy défendre ci dëgg xam nga tey kenn mënul ñëw défendre Macky Sall ñëw ne ah vraiment il a construit 20 hôpitaux ana hôpitaux yi mu construire nu ñu tudd ah vraiment il a construit 20 universités ana universités yi mu construire naka la ñu tudd et vraiment il a employé 500 000 Sénégalais où sont ces Sénégalais qu'il a employés parce que ñun ci Sénégal bi ñu dëkk toujours on est dans des problèmes nos jeunes n'ont pas d'emploi taux d'emploi bi Sénégal écoutez je vais vous dire on est 3e dans le monde ci ay doomu aadama yu liggéeyul xam nga ñan la ñuy comparer suñu bopp ngeen xam ne Sénégal torox na Sénégal ñetti réew yi gën a ñàkk am liggéey ci àdduna bi ci la ñu bokk benn bi Syrie la benn bi Burkina Faso mais imaginez Sénégal ñaari réew rek la tane ci àdduna bi ci mode d'emploi Syrie ak Burkina Faso c'est extraordinaire taux de mortalité Sénégal doomu aadama yi bu ñu la ko waxee tey ñemewuloo koo xayma on fait partie les 22 pays les plus pauvres au monde yow nga mën a toog ngeen ne déedéet dañuy ñëw dañuy défendre loolu yëpp dañuy wax li nga xam ne du dëgg doomu sénégalais yi dinañ ko gëm maanaam ñoom seen défense tey sos la maanaam seen défense du indi ay firnde man chiffres yi ma leen di wax ni dem leen ngeen tàppe ko Sénégal ñaari réew rek la tane ci emploi ci àdduna bi Syrie la ak Burkina Faso le Sénégal fait parmi les 22 pays les plus pauvres au monde dem leen ngeen tàppe ko loolu information publique la c'est ça la réalité xam nga tey boo toogee ñun booy wax
ñu ne voilà doomu aadama yi voilà waruñu wax dañuy fen dañuy tuumaal dañuy nangam déedéet loolu yomb na nit yomb na mu wax nga ne dafay fen mais li mu wax da nga koy dindi da ngay ne lii du dëgg lii mooy dëgg xam ngay laaj Diouf yomb na mu ne Assane Diouf day saaga Assane Diouf nangam diw day jaay drogue man lay wax man waat na ci yàlla il a juré El Hadj Diouf nee na billahi wallahi tallahi day jaay drogue mu ne man damay jaay drogue vous imaginez des choses comme ça billahi wallahi tallahi day jaay drogue vous imaginez ça man bu ma fi toogoon tey sax ma naan sénégalais yi billahi wallahi tallahi du ma jaay drogue mais dama yab sénégalais yi man sénégalais yi xam nañ ne du ma jaay drogue loolu du je ne pense pas que war naa cee ralentir sax loolu du montagne loolu yaakaaruma ne point war naa cee dépenser 2 secondes man sénégalais yi xam nañ ne man du ma jaay drogue parce que luñ ma mën a accuser ci àdduna man masaguma sax dégg accusation jaay drogue maa ngi koy soog a dégg masumaa dégg nit ne waa ji day jaay drogue bii moom bu bees la ci man pour vous dire que c'est des avocats c'est des personnes comme ça qu'on a au Sénégal ñu leen di wooyee ay maîtres mais sëriñ bi ñun torox nañu nous on est foutus le Sénégal est foutu le Sénégal est foutu yéen ngeen toog tey réew mu to mel ni Sénégal en 2021 ils se défendent plus léegi amatuñu pour défendre Macky Sall parce que xam nañ ne mënatuñoo dem xam nañu ne mënatuñoo dem ils sont ridicules ils le savent voilà Rokhaya exactement c'était les voitures maintenant c'est les drogues demain on va m'accuser de trafiquant d'êtres humains suba dinañ ma accuser ñu ne damay trafiquer ay doomu aadama ne vous en faites pas ñun lépp dégg nañ ko on a tout entendu dëmm sax tam nañ ñu ko la seule chose qu'ils ne vont jamais faire parce qu'ils sont intelligents xam nga kaay ma wax leen dara xam nga lu intelligent sénégalais li gën a xarañ ci Sénégal mooy journaliste Sénégal nee naa leen man dëkk bu tudd Jidda laa dëkk c'est un village le village est à 20 kilomètres de Vélingara Jidda la tudd dem leen ci dëkk boobu ngeen ne waa ji kan moo ko jur n'est-ce pas beneen cas bi wax naa leen sama yaay ni mu tudd nee naa leen man sama yaay ñaare la sant man sama 14 arbre familial maanaam les 14 sama fukki maam ak ñeent xam naa leen par cœur boobu fierté la am ci sama bopp donc lii du sama discours man c'est pas pour moi donc du ma fi toog di tagg sama ay maam di raxas sama bopp nee naa daal journaliste sénégalais yi li gën a yomb loolu la awma benn problème de famille maag sama famille ñu ngi ci jàmm ak salaam maag sama ay frère ak sœur ñu ngi déggoo ci jàmm ak salaam musuma joteeg frère musuma joteeg sœur même jabar bi ma takkoon 20 fukki at moom laa yor ba léegi maa ngi ak sama ay doom ñu ngi jàng kenn ci ñoom nekkul ci ay gàllankoor ñu ngi jàng te ñu ngi jubal je pense que même si j'étais man maa doon nu mu tudd même bu dee man maa doon nit ki gën a bon ci Sénégal amul problème je pense que je suis en train de maa ngi fexe ni di maîtriser sama ay responsabilités et je vais vous dire que Assane Diouf amul dara lu bon lu mu def Sénégal Assane Diouf nit ku baax la te ci famille bu baax la jógee Assane Diouf nit ku baax la te ci famille bu baax la jógee gis nga El Hadj Diouf li mu waxal foofu Assane Diouf yëpp daf ko sos gis nga Assane Diouf dañ ko bëggoon tënk plan bi mooy ñu jëlee Assane Diouf Amérique Macky Sall yónni ku mel ni El Hadj Diouf ne ko yow gérer loolu parce que yow yaay délinquant bi il faut aller maîtriser ce gars-là nga jël ko naxante ak moom mel ni yow moom nga àndal jël ko yóbbu ko sa kër jox ko appartement jox ko mu lekk jox ko mu naan ci suñu xaalis yoo xam ne ñun ñoo ko jox moom nga noppiloo ko xam nga Assane Diouf bi mu demee ba sentir ne waa ji daf koy jéem a maîtriser xam nga lu mu def mais Assane Diouf moo gàddu bagage am génn kër El Hadj Diouf il a pris ses bagages et il a dégagé de cette maison parce que xam na ne bu toogoon ci kër googu du mën a wax parce que El Hadj Diouf jéem naa maîtriser Assane Diouf d'une manière que Assane Diouf bu génnee
taal téléphone am ne live rek da koy ne non fayal bul def lii bul def lële mais attends dañu dëkkatul ci démocratie wala je pense que le Sénégal est une démocratie n'est-ce pas man defe naa ne Sénégalais yi ñun Sénégal réewu démocratie la donc réew moo xam ne la ku nekk am na ci àq ak yelleef Assane Diouf ba mu demee ba xam ne El Hadj Diouf mii du dem dafa génn kër El Hadj Diouf mu dem mu bàyyi El Hadj Diouf mu xam ne El Hadj Diouf mii su ma ko toppee du ma wax dara I will never speak parce que El Hadj Diouf parti plan bi la dañ ko jël pour mu noppiloo Assane Diouf pour mu mën koo contrôler te Assane Diouf du doomu sénégalais bu nit mën a contrôler Assane Diouf kenn du ko contrôler kenn du ko maîtriser Assane Diouf kenn mënu koo noppiloo nobody can make him quiet loolu moo metti El Hadj Diouf attendez ne quittez pas ma jël benn intervenant asalaamaaleykum waa Titi maa ngi lay ziare Titi gars yi maa ngi leen di ziare ñoom Rokhaya Titi maa ngi lay gis big hello Lamine Diop maa ngi leen di ziare gars yi waaw bismillah grand wàññil sa live bi pour nga mën a wax ñu dégg wàññil